nu dem ci li nga xamante ni mooy décès Imam Ndao ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana te woyofal suuf ci kawam gis nga li nga xamante ni coow yi ci amaat bi nga xamante ni décès bi am na muy ñi nga xamante ni génn nañu wax jàpp na ni Imam Ndao dafa am tawat gu mu jële ci kaso bi ñu ko dencoon jàpp na ni li rey Imam Ndao dafa bokk ci kaso bi ñu ko dencoon ndax moom imam bi mu génnee ci kaso boobu génn na wax condition yi nga xamante ni nekk woon na ko muy condition yoo xam te jublu bi moo doon dana ko bëggoon mettital ak bëggoon xëy na rek lépp ay fanam ba mujj nañu réussir ci loolu ñi ko fi wax nag dañu leen téye muy ku ci mel ne Cheikh Oumar Diagne ak Karim Xurum Xax ban taxawaay la ci Jamra am ci loolu nga xamante ni moo am. baat bu gàtt bi ma bëgg a tëjee par rapport ak sujet bi nga agité léegi. hypocrisie Sénégal. moo tax kenn du fi sawar a xeex loo xam ne lu yàq la ak luy tilimal malaan l'islam. hypocrisie mooy ba ñu jàppee Rangoon ne ko ràpp ci kaso bi. ana lu Jamra encaissé wu ci ay wax ju ñaaw. waaw lii day ëpp na moomu leen nit ñi. ces mêmes personnes ñooy naan waaw doo wax ci wudaas te ñoom na ne li Jamra di def ci Rangoon ëpp na. du ñoo ko wax ñu ne comme que ëpp na kon ça va ñu dellu toog kii jóg di dagg di leen dagg yi saaga ndey ñu ne waaw doo ci wax ma ne tous laa ci waxal rek la leen ko comme que saa wu Jamra jógee. bu Jamra ne teg ngeen na xanaa Jamra du wax bu Jamra waxee ngeen ne waaye kii dafa ëppal dem leen ngeen réglé ko seen bopp. voilà léegi nag maa ngi dellu si waat di wax góor jigéen yeeg lesbiennes yeeg. waxkatu yu ñaaw yeeg. borom lambi ñuy ñaaw yi ak ñi seen gémmiñ di nàcc. ñuy wax ne dañu am lu ñu xamal Jamra. ku ko ci waxul rek mbaam nga xaj nga xam nga mosuma waxee nii. ku ci waxul lu bon li nga xamal Jamra nga nëbb ko. lu ñu la saaga rek xeet nañ ko. voilà parce que ñun songoon nañu wëyu ay reykat yi nit la Jamra attaqué tribunal ñu gagné procès bi sëñ Abdou bàyyi sëriñ Abdou Aziz Dabakh jàppaliñ ci ba fi mu ne bu duggee YouTube nga tàppee Maam Abdou Aziz espace franc-maçon xutba ba mu defoon di jàppale Jamra ci suñu combat contre cette organisation criminelle qui est la loge maçonnique de Dakar xutba boobu mu nga fa ba tey waaye ñooñu ak ay dash ak i Rangoon ku gën a dangereux ñii di rey nit parce que ñii lan la ñu mën wax ju ñaaw làmmiñ buy nàcc gémmiñ guy nàcc wax ju bon nga xam ne du tax nit ñii dañuy rey nit ana Abou Latif Gueye ku ko rey waaw si may ragal ñooñu lay ragal mais du ma ragal ñii nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ak di xaw yi sutura seen moromu bàyyi ak moromu maam yi waaw alors affaire imam Alioune Badara et je répète kenn mënul muus ba Jamra yëkkati ci kàddu tant que procureur bi wax ne nañu xool yóor yu ndax normal na tant que résultat boobu génn loolu leer na loolu leer na léegi affaire imam Ndao ayca yàlla dafa dogal suñu kóllëre ak moom jiitu na sama jëmm ju ñàkk solo ji parce que Abdou Latif Gueye moo ma ko présenté woon en 2002 2003 li ko waraloon mooy lii dal imam Alioune Badara Ndao Latif aussi à l'époque dafa nekkoon victime des comploteurs du palais de la République ba ñun ñëpp dund nañ ko ba caabi féete ko ci ginnaaw Alioune Badara Ndao kott ak Ahmed Khalifa Niass ak pardon Sidi Lamine Niass kott taxawaay bii Jamra am ci affaire imam Alioune Badara Ndao alors ñaari jëmm yooyu kott ñoo ko amoon ci dossier Abdou Latif Gueye waaye dégg benn imam benn ñëpp a taw parce que dana mbaa liñ ko tuumaal am na wala amul waaye imam Alioune Badara ak Sidi Lamine ñoo jóg di ci def ay xutba di dal ci kaw état alors kon foofu la ñu fasante woon ak moom kóllëre ba yàlla dogal bi ko nattu dale dans la nuit du 25 au 26 janvier 2015 affaire Latif parce que Latif dañ ko ne ay antirétroviraux lañ ko jox ba léegi mu jox ko ñu ko moom mu jox ko ñeneen loolu la comploteur yi wax yàlla mu jëne leen weer Latif ñu mujj ko blanchir mais kaw imam c'était plus grave dañ ko doon accusé que dafay jëflante avec les mouvances terroristes djihadistes du Sahel particulièrement Boko Haram alors ñu jàpp ko dans la nuit du 25 et 26 pendant 2 jours Sénégal ne nemm déggoo kenn man tàmm ma di ko faral jox mais danaa ko wax tey pendant 2 jours ba jàppe imam Alioune Badara Ndao déggoo benn ilimaan benn kilifa di dem ci yëpp ñëpp seetaan ko
tout le monde vidéo yaa ngi fi. Jamra a été la première organisation islamique du Sénégal. dimbalu say naataangoo yu TFM. 20 minutes. du journal dama lay jox sax date bi le 29 janvier 2015. ma démonté pièce par pièce. tuuma yu jéggi dayoo yi. jëkk démontré ne leen. kii yéen a ngi def lu ñaaw ci anam bi ngeen ko arrêté moom mu nekk un légaliste parce que ni ko yàlla dimbalee ci wàllu xam-xam ak ci wàllu diine ba mu am ci daraja ba mu ci am noonu la ko yàlla dimbalee itam xam-xamu nasaraan eh bien daf ko itteewoon intellectuel la sur tous les plans waaw ku jógoon yónnee ko convocation ne yoon soxla na la mais ak ni mu nekkee nitu jàmm man wóor na ma ne jaral na ko bu amul paas sax dox Kaolack ba Dakar waaye au lieu de ça ñu bett ko 3 heures 4 heures du matin une douzaine d'hommes encagoulés armés jusqu'aux dents dajji buntam dajji parenteeram fitnaal ay njabootam tiital ay soxna yeew karaj karaj yóbbu loolu la jam jëkk a dénoncé yëfu kobo yooyu ñu def nga xam ne américains yi sax bàyyi nañ ko léegi bu ñuy jàpp kenn ku ñu tuumaale affaire terroriste deuxième chose bi Jamra dénoncé te loolu maa ci bokk position ak suñu avocat maître Moussa Sarr parce que Moussa Sarr ñaari casquette la soloon ci jamono yooyu avocat Jamra la moo ko ndem si yàlla si maître Hassim Touré mais en même temps dafa bokkoon ci pool de défense de imam Alioune Badara Ndao bokkoon position waaye 20 minutes yooyu ma TFM may profité na biralaat mu di lan la plus grande incohérence de ce dossier de prétendue accusation de terrorisme moo di nee nañ ko da nga am ay affinité jihadiste yi nekk au sud du Sahel daal di tudd Boko Haram ñoom accusation bi mais dañu fàtte ne dans leur précipitation pour tuumaal ko ak yàq deram dañu fàtte ne Boko Haram baat bi ci boppam lan lay tekki Boko Haram c'est-à-dire ñoom déclaré nañu haram l'enseignement occidental maanaam lépp loo xam ne njàngum restaurant la Boko Haram daf koy xeex te ñëpp ko gis ñaata yoon la télévision européenne yi wane ay école ay lycée yu ay soldats Boko Haram ñëw song ko rey professeurs yi rey directeurs yi jàpp élèves yi kidnappé leen yóbbu leen ci àll ba ñaata yoon donc ñoom dañ ko wax ba noppi di ko jëfe ma ne nag incohérence bi mooy yéen a ngi ko accusé que dafa nekk en copinage ak ñooñu ngeen fàtte ne bi état amee problème de terrain parce que état dafa bëggoon tabax benn école foofa ca Kaolack amoon ay problème de terrain mais kan moo xàppati 10 000 mètres carrés ci moomeelu boppam jox ko état imam Alioune Badara Ndao moo ko jox état ne école bi ngeen fi bëgg a tabax te da ngeen am jafe-jafe sama participation bi gars yi ne ko ah mbaa cheru mu ne déedéet dama ko def au nom du Sénégal ak tamit pour l'avenir de nos enfants ndax moom dafa gëm njàngum diine waaye gëm na ne tamit àdduna njàngum àdduna moo ko yor alors maintenant bi yàlla dogalee dossier bi dem ba peer ba ne mbëpp ba ñu xam ne dara new ci ba ñu féexal ko mu génn kaso foofu nag imam Alioune Badara def loo xam ne ba tey man dama ci am kersa dafa yónni frère am di suñu kóllëre di ku baax oustaz Abdoulaye Ndaw mu woo ma ne ko ñu ngi leen di ndokkale de ci ndam li ana imam ñibbi na Kaolack comme que génn na kaso léegi mu ne ma non justement loolu tax ma woo la nee na daal ak taxawaay bi ngeen taxaw yéen a jëkk yëg bi ci média yi dal ci kaw comploteurs yi na seetaan na léegi nag sañul ñibbi Saloum te jëkkul jaar Jamra saafonteeg yéen Abdoulaye rus na waaye ma ne ko moom kilifa la bu tollu woon Tamba convoqué ñi ñun Jamra dañuy def tànku neen daw wuy si ko kon du ñu nangu muy ñëw fii ci siège bi te au contraire ñun ñoo ko war a sargal ma ne ko kon wax ma fan la ma fekk ko fa ànd ak forte délégation
alors waxtaan ak moom mu ñaanal ñu balaa muy Saloum. Alors le 22 juillet lay joxe yu leer le 22 juillet 2018 imam Alioune Badara Ndao recevoir ma en tant que vice-président de l'organisation islamique Jamra maak suma délégation fii ci hôtel Teeru bi dëgg la keroog rongo ñu bari tuuru na mooy li tubaab di wax les retrouvailles émouvantes dawoon na yaram vidéo filmé nañ ko mu ngi sama page Facebook bëgg a seetaan nga seetaan ñuy accoladante foofu maak moom et cetera. Alors kon nag lii yàlla dogal tey xaw ma kan moo ñàkk de waaye Jamra kenn gënu ko ñàkk parce que imam Alioune Badara Ndao daawul toog benn weer te Jamra songul benn combat am ci ndam te jëlul téléphone am woo ma sargal bi ci mujje mooy bi ñu yàlla mbayee ndam ci ñooñu fa doon defal film pornographique bi ñuy wax Cirque Noir procureur jox ñu dëgg ñu arrêté série bi parce que bande annonce rek la woon jotul jàll ci télé jàpp producteur bi ak réalisateur bi fëgg leen 2 ans avec sursis 6 mois avec sursis waaye terewul avant ñu leen di juger tëdd nañu 17 jours de prison. Alors ba yàlla dogalee ñu ne procureur jox na Jamra ndam série bi arrêté nañ ko imam Alioune Badara moo jëkk a jël téléphone am ci ñi bokk ànd sàmm jikko yëpp woo ma nee ma Adama Mboup bi nga àndal combat bi bu comité de défense des valeurs morales moom laa doon jéemoo mais jotuma ko waaye comme que jot naa la sama xol sedd na ma ne kooku mu ne man la sa camarade de combat noonu la daan wax imam Alioune Badara Ndao ma ne di kat sa yow yaa ñu tax a ñemeñ mu ne ma mukk lii biir man soldat d'islam alors def loolu moo doon sama mujjee jokkoo ak moom dernière fois bi ñu gisante bët ak bët c'était le 20 février fii ci place Obélix xam nga au-delà de Jamra au-delà de la Ligue des imams et des oulémas et des prédicateurs bi nga xam ne oustaz Ahmed Dame Ndiaye mooy le président national imam Alioune Badara Ndao nekk le coordonnateur de la cellule ba nekk Kaolack à part tamit yeneen kuréel comité de défense des valeurs morales aar daara bu oustaz Makhtar Sarr et cetera nga xam ne formé nañu benn kii bu mag a mag coalition bu mag 146 structure bu ñuy wax ànd sàmm jikko yi alors kon imam Alioune Badara également mu ngi ci biir alors kon bi ma mujjee gis ak moom bët ak bët c'était le 20 février bi ñu doon naqarlu suñu proposition de criminalisation des pratiques LGBT te ay député yu benn bokk yaakaar rejeté ko alors foofu nag laa mujjee wax ak ma di ko tooñ ma ne ko nag imam dinaa xuloog Ababacar Mbuub coordonnateur ànd sàmm jikko yi mu ne ma ëpp naa def waaye lu mu la def ma ne ko tooñ na ma ne ko lu tax mu ne waroon na la jéggal tey naaj bi ni mu tàngee ak fi nga jógee ni mu soree kaw la mu ne déet Maxtaar d'accord ma ci ma ne ko pour lan mu ne gënu leen maa bëgg sàkku yiw comme que dañuy xeex lu bon bu ma jagati woon sax danaa mooy imam Alioune nami bi ñàkk na ku mag a mag ñu koy jàlle tawat gi nga xamante ni gars yi ñi ngi ko doon wax jëlewoon na ko ci kaso bi gisoon nga ni yéen gisoon ngeen ni am na tawat gu nekk ci moom gu mu daan suuxaale waaw loolu moom génn na sax def na ci émission Diine ak Jamono bu yaatu wal fajiri ay tawatam ak yooyu ba mu génn tamit continué na di saytu mbirum wér-gu-yaram alors finalement ñi naan AVC la imam Dame Ndiaye bi nga xam ne mooy kilifaam dans la Ligue des imams et des prédicateurs nee na imam nekk daf ko waxoon ne jinaxa ko mos a màtt ci loxo bi xam nga ko waxi mag ñi la waaye tout le monde sait que tubaab yi am na leneen nu ñu ko tuddee voilà mu ngi doon faju di tane di faju di tane waaye nag le lundi 5 bi septembre bi ma yëgee ay rumeur ne dafa jagadi voilà ci laa woo rakkam mu bokkal benn baay oustaz Abdoulaye Ndaw ma ne ko imam de dama dégg ne dafa jagadi mu ne wóolu il est gravement malade ma ne ko waa baax na dañu ne woon bu ñu jullee imam def ñu dem passion wala mu ne non
dañ ko hospitalisé mu ngi Dakar ma ne ko fan ci Dakar mu ne ma fële à la cardiologie bu hôpital Fann ba ma déggee loolu nag sama xel dal parce que ñaare cardiologie moom ku amee ay trouble cardiovasculaire alors nañu wax ak moom mu ne fi mu ne de mënuñu wax ak moom bon bi ma raccroché ak moom nag ci laa doog a yëg ci beneen source que effectivement il était entré dans le coma coma boobu nag moo continuer le lendemain mardi suñu borom def li ko soob kon nag bàyyi nañu fi héritage bu mag a mag déjà héritage yu jom ak patriotisme parce que patriotisme weesuwul état am problème suuf nga may état suuf te laajoo ko dërëm bàyyi na fi tamit jàngale bu bari ndax des centaines de personnes jaar nañ ci loxoom mu tàggat leen ci xaala laahu yàlla nee na xaala rasulullah yonent bi nee na nekkoon tamit un visionnaire parce que avant muy génn àdduna jotoon na bind benn projet de développement socio-économique pour diwaanu Kaolack ba nga xam ne moom fa la baaxee voilà am na ay kilifa yu mu si jotoon a waxtaanam yooyu yëpp ay mébét la te doomu aadama bu ne booy wuy sa borom foog nga bàyyi fi may def kon daal bref ñun ñi ngi ñaan yàlla na ko suñu borom fay amiin amiin taxawaayam amiin te am naa yaakaar ne bu ko yàlla fayee xeex yi nga xam ne xeexal na ko diine yi dana ci am xéewal yu yaatu ba defe naa ñun ñi sax dinañ ci xaj insha allah alors yàlla na yàlla beesalaat yërmande amiin 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 te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na si yàlla teg loxo insha allah